شاء الله. وقيته نجار أيتها commence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu ku nekk turam ak santam di leen ziar di leen balox te di leen ko baal. xam naa incha allah comme ni nga xamante ni noonu lañ ko annoncé woon ci statut yi mooy ni ñuy def ni nga xamante ni noonu la ñuy doxalee tey jii mooy dañuy commencé waxtaan ci alquran ak yan ngëneel la alquran am yenn teggin yi ak su fekkee ni quelques masala yu jëm ci lool. donc xam naa boobu du gudd incha allah dañ koy def rek ci 30 minutes après nag ñu def beneen direct boo xamante ni moom mbokk yi ñoom ñooy dugg maanaam képp koo xam yaa ngi seetaan rek ba mu des soxna yi incha allah dinañ am possibilité dugg tari alquran tari li nga xamante ni moom moo jëm moo xam saar bu leen neex ñu tari ko ñu xool bu fekkee ni am na ay fautes yuñ ci mën a corriger ñu corriger ko. bu fekkee ni tamit nit ki bëgg na dugg tamit te souhaité wul tari waaye waxtaan ci benn mbir wala lu mën a doon incha allah y a aucun souci. loolu bu boobaa du am benn problème en tout cas tari bi rek lañuy bañ bu boobaa soxna yi def ko. léegi nag ñu war a jàng ñu war a waxtaane lu am solo mooy alquran mu bokk ci yi nga xamante ni moom mooy ponk ngëm yi nit ki di gëm li nga xamante ni moom mooy alquran maanaam mu gëm téere yàlla yi. téere yooyu nag bi ci gën matale yépp di alquranul karim. alquran nekk loo xamante ni moom mooy kéemtaan bi gën a màgg bi ñu jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam. kon yow jullit bi bu ñu lay laaj limal kéemtaan yi ñu jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam danga ciy boole alquran. suñu boroom wax ni gis nga alquran bi fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jógee comme ni nga xamante ni noonu la ko suñu boroom waxee ni summa awrasna alkitaaba alladina stafayna min ibadina. mu ni ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk téere bi mooy ñi nga xamante ni ñoom la tànn ci xeetam wi. téere bi nag soo ko déggee muy alquran moom tur yu baree bari la am ci téere bi. ci biir alquran tur yu baree bari dañ ko ci tuddee. dañ koy tudde liy faj, dañ koy tudde yërmande, dañ koy tudde luy fàttali, dañ koy tudde téere bi, dañ koy tudde lu baree bari dañ ko koy tudde. ñun su fekkee ni alquran boobu ñuy jàng nag dafa am ay règle yooyu ñu di ko tudde tajwid. waaye alquran boobu dafa nekk loo xamante ni mbooleem jaamu yàlla yi ak lu mu mën a doon comme ni ko suñ boroom waxee ni bàyyiwul ci téere bi dara ak lu mu mën a doon xataa liñ ci comprendre ak li ñu comprendre wul lépp mu ngi ko dëxëñ ci biir alquran. mooy li nga xamante ni bàyyiwul dara kon suñu diine ji amu ci lenn loo xamante ni nit ki mën naa taxaw ni dina ko mën a maîtriser lu dul ni daf koo jàng ci alquran. parce que léegi nag alquran bu boobaa dinañ laaj kon xadis yi lan mooy seen rôle ainsi de suite. xadis day ñëw ngir leeral alquran parce que xadis mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo xam muy waxam wala jëfam wala jikkoom wala lu mën a doon te moom dafa ñëw ngir leeral ngir doon yërmande ngir xeet wi leeral li nga xamante ni moom moo nekk ci alquran. moo tax alquran des fois dina wax benn baat su ne aqimi solaa taxawalal julli
bu boobaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeralal ñu taxawal julli googu suñu borom wax naka lañ koy defee. moo tax sunna day nekk loo xamante ni day tafsir alquranul karim noonu tamit ngay gisee aaya ci alquran beneen aaya ñëw ci alquran di ko leeral. kon alquran beneen bi mooy buntu la boo xamante ni mbooleem zikkar yi nga xamante ni moom la nit ki di def di ci namm yegg ci yàlla zikkar yooyu bi ci gën moom mooy alquran. donc loolu il faut julli di ko xam. léegi nag ñu jëm ci weer woo xamante ni weer wu màgg a màgg la, weer woo xamante ni si la ñu wàccee alquran comme nga xamante ni noonu lañ ko waxee ci biir téere bi shahru ramadan alladi unzila fihi al quran mooy weer wi nga xamante ni weeru alquran la nga xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu koor daan ñëw da ci daan nekk mook Seydina Jibril ñuy jàng alquran di réviser ndoo noonu alquran neex na neex goo xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan jekki-jekk rek daal di woo kenn si sahaaba yi ñi nga xamante ni ay jàngkat yu mag la ñoon ku mel ni Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu ni yonent bi ni ko kaay jàngal ma alquran ma déglu. yaa subhaanallah. te bokk na ci secret yi jàng alquran nit ki nga xamante ni dafa bëgg alquran di ko jàng saa su ne kooku ay xeetu yenn feebar yi gars yi di xam ay stress ak ay yooyu noonu moom yooyu du ko xam. parce que alquran day nekk loo xamante ni dafay dundal xol di dundal li nga xamante ni moom mooy ruux. ginnaaw loolu alquran ci ban façon lañ ko jotee sikk nekkul ci ni yàlla moom moo ko wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jaar ci Seydina Jibril alayhi salaam. waaye après yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi dañu def liggéey bu am solo mooy saxaaba yi dañu jël li nga xamante ni mokkaloon nañ ko ci alquran te jamonoy saxaaba yi am na ci ñoo xam ne dañoo mokkaloon alquran te ñii may lim ni na ngeen leen jàpp xam ne ñii bokkoon nañ ci ñi mokkaloon alquran en entier. biñ demee ba si jamonoy Seydina Usmaan ibn Affan ñu commencé gis ne am na saxaaba yi mokkaloon alquran am na si ñoo xamante ni ñu ngi commencé di disparaître maanaam di génn àdduna. Seydina Usmaan nag daal di digale ñu dajale alquran looloo waral ñu naan Seydina Usmaan moo digle ñu dajale alquran. waaye jamono bi nga xamante ni si lañ koy dajale aussi tolloon na benn moment tamit kaamil yi maanaam rasm yi xawoon bari parce que li ñu war a xam mooy point yi maska yi yooyu yëpp amu ci woon. léegi nag bu boobaa nit dina ni la waa comme point yi su changé wala yu demee noonu loolu mën naa altérer alquran bi comment se fait qu'est-ce qui prouve que ni ñun li ñu yor nii lu authentique la. mooy jamono boobu après mbooleem saxaaba yi ñoom ñëpp dañu dëppoo mu consulter mbooleem saxaaba yi ainsi de suite ñu am benn lu ñu tuddee rasmu usmaan yi. moo tax alquran bi suñ dindi woon point yëpp li jàngeen yi wuute maanaam bind bi benn lay nekk loolu mooy différence bi. ñaareel bi mooy yàlla suñu boroom moom moo ñu defal garantie ci biir téere bi wax ñu ni ñun yàlla ñun ñoo wàccee téere bii te ñun ñoo koy sàmmal suñu bopp. loolu mooy ni kon te léegi nag il faut benn affaire am mooy ni tradition orale la woon maanaam saxaaba yi ñoo ko jàngal ñi nga xam te ñoo topp ci ñoom ñooñu jàngal ko ñi topp ci ñoom ñooñu jàngal ko ñi topp ci ñoom. exemple bu ma si jël mooy imam Hafs nga xamante ni moom la ñuy jàng ci téeréem imam Hafs al-Bazzar moom mu ngi ko jàngee ci imam Asim moom mu ngi ko jàngee ci Abdullah as-Sulami mu ngi ko jàngee ci Seydina Zayd ibn Thabit maanaam ci benn càllala rek laa lay wax noonu Seydina Zayd ibn Thabit moom saxaaba la woon kon saxaaba yi ma doon wax sànq moom ci la bokk kon Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu nga xam ni direct bi passé doon naa ci expliquer ma wax benn mbir bu mu jagoo bu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax mu am ñaari mbir yu siiw ci ay mbiram mooy bi ci njëkk mooy ki gën a dégg wàllum miraas ci xeet wi ñaareel bi moom mooy ki nga xamante ni moom la Seydina Usmaan joxoon liggéey boobu ngir mu dajale alquran moom Seydina Zayd ibn Thabit ak keneen koo xamante ni mokkaloon na alquran muy Seydina Ubay ibn Ka'b ak keneen koo xamante ni mokkaloon na alquran muy Seydina Abdullah ibn Mas'ud comme ni nga xam ne noonu laa ko tuddee sànq Seydina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu ak ki nga xamante ne moo nekkoon Seydina Usmaan ibn Affan ñooñu dañoo mokkaloon alquran saxaaba yooyu nañ leen jàpp waxuma nag ñooñu kese ñoo mokkaloon alquran attention mais ñooñu bokk nañ si ñi gën a siiw si ñi nga xamante ni ñoom dañoo mokkaloon alquran donc loolu c'est très très important nit ñi xam ko donc inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu la xaafizun looloo tax saxaaba yi daat koy transmettre ñi nga xam ne ñoo topp ci ñoom affaire bi di continuer ba ne alquran ji yegsee si ñun si jamono boo xamante ni ci façon bu mucc ayib. moo tax tamit foofu ma def rek benn parenthèse bi nga xam ne nit ñi souvent dañ naan man diine ji du ma jàpp dara loo xamante ni nekkul ci alquran
waa xadis yi wóorul nangam sangam nañuy def attention ci wax boobu. xamal tax mooy façon bi ñu jote alquran façon boobu lañ jote xadis yi mooy ay nit yu wóor yu maandu ñu ragal yàlla ñu kawe di ay saxaaba ñoom ñoo jël alquran ji nettali ko ñeneen ñu topp ci ñoom ñu mel ni ñoom ci jikko ci maandu ci mën a takk ci wóor ñooñu nettaliwaat ko niki noonu la demee ci xadis yi nga xamante ni ñoo gën a authentique nekk ay xadis yoo xamante ni xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam. léegi ana lan mooy ngëneelu jàng alquran lan mooy ngëneel yi bokk na ci ngëneel yi jàng alquran mooy nit ki day am payoor goo xamante ni payoor gu rëy rëy la moo tax suñ boroom di wax ci téereem bu tedd bi ni inna alladina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu ssalata wa anfaquu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur. muy wax ni ñi nga xamante ni dañuy jàng téere yàlla bi waaye tamit di taxawal julli yéen a ngi imaginer ñaar yi mu korole jàng alquran taxawal julli ak di dépenser ci yoonu yàlla moo xam ci kaw ak ci suuf. subhanallah ana lan moo gën julli ci diine ji su demee ba jël alquran ni ñiy jàng alquran ñi nga xamante ni dañuy taxawal julli ñi nga xamante ni dañuy dépenser ci yoonu yàlla mu ni ñii ñëpp ñu ngi nekk di def par exemple commerce boo xamante ni lañ cay am ci ay récompense du dog. subhanallah loolu maanaam ña ngi cay yaakaar ña ngi cay yaakaar commerce boo xamante ni maanaam du arrêté ci liñ ci am ci ay bénéfice loolu lu am solo la moo tax bokk na ci li nga xamante ni moom mooy mérite ki nga xamante ni dafay jàng alquran mooy fay gu mag a mag googu nga xamante ni moom lay am. beneen bi mooy fay gi le fait que muy dupliquer maanaam muy décupler wu maanaam su koy jàng alquran nekkul ni comme koo xam da ngay def benn affaire bu baax nii wala yu dem déedéet kiy jàng alquran yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni nit ki su fekkee day jàng alquran xaraf bu mu wax da ci am fukki yiw. yaa ngi imaginer yow mi ni alif lam mim yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni non waxoo benn xaraf nee na alif lam mim bu waxee xaraf alif lam mim du xaraf nee na alif nga am 10 laam nga am 10 mim nga am 10 subhanallah. kon da ngay gis importance bi nga xamante ni moom la jàng alquran am muy beneen deuxième mérite mooy le fait que yiw yi di yokk moo tax ki nga xamante ni day taari fatiha bu mu ko xeeb. alhamdulillahi rabbil alamin ñu daal di wàññi ñaata xaraf moo nekk ci alhamdulillahi rabbil alamin. arrahmanir rahim subhanallah moo tax jullit bi suñu boroom defal ko lu yéeme kon moom su demee ba maanaam possibilité mu am alquran di ko jàng dem ba sàggan ba yowmal xiyaam ñu pesé yiw yi ñu gis ni maanaam fi nga xamante ni mënoon na fay am ay 10 ànd ak ni bàkkaar yi ay benn la doon mu fexe ba bàkkaaram yi noot vraiment yiwam yi mooy kooku xaqiqatan dëgg sàggan na waaw sàggan na torop. moo tax mbokk yi alquran daa nekk loo xamante ni en plus ñu nekk nag ci weer boo xamante ni yaa subhanallah weer bi maanaam luñ ciy def ci yiw yooyu day gën a màggati su fekkee ni dañoo nekk ci budul weer boobu ànd ak ni jullit bi nag wërta sàggan ba koor kese lay jaamu yàlla déedéet mooy biir koor gi daa war a nekk di ci gën di xër ci li nga xamante ni moom mooy jaamu yàlla bi. ñetteelu mbir bi moom mooy yëkkati gi nga xamante ni si lañ ko yëkkatil ay daraja ci biir aljanna comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee mu wax ni ki nga xamante ni mooy boroom alquran maanaam dañ koy yëkkati dañ koy wax jàngal comme ni nga xamante ni yowmal xiyaam dañ koy wax jàngal comme ba ngay nekk àdduna façon bi nga doon jànge alquran jàng ko. moo tax subhanallah jàngkatu alquran yu mag yi par exemple ki nga xamante ni moom lañ doon déglu léegi bi dañuy tàmbali muy Cheikh Medoune Ciss am Sénégal la nekk ay ñoom Mouhamadul Hadi Touré gaa yooyu nga xamante ni subhanallah ay jàmbaar lañ ci jàng alquran ñooñu lan ngay xalaat ci yowmal xiyaam yàlla ni leen yow ni nga doon jànge alquran àdduna jàngal noonu
waaw muy jàng selon muy jàng aaya yi di yéeg ay daraja ba fa mu yem subhanallah. kon loolu lu mat a bàyyi xel la. xadis boobu imaamu Tirmisi moom moo ko solo nekkul loo xamante ni damay toog nii rek di wax di xool ay parties yu gën a rafet noonu rek lu yanu maanaam ma di ko wax déedéet. yii ay xadis la yoo xamante ni maanaam imaam yu mag yi ay xadis yonent bi la wala muy ay aaya alquran. beneen bi mooy alquran le fait que yowmal qiyaam bu dikkee muy nekk loo xamante ni dafay ramm ki nga xamante ni moom moo ko doon jàng. moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni iqra'ul quran dee leen jàng alquran fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashaabihi mu ni dee leen jàng alquran ndax alquran yawma alqiyam day ñëw nekk luy ramm gaayam yi subhanallah. kon dañ ci xamee ni alquran di nga nekk di ko jàng ba yow finalement nga nekk waayu alquran waaw. mais xam li gën a yéeme mooy xattaa ñun suñu àdduna bi nit koo xamante ni sax xam nañ ko ci benn mbir dañuy dem ba tudde ko mbir moom maanaam daat ko koy dàkkanteele waale comme ni nga xam ne noonu la Seydina Aboubacar dema woon bañ di ko wax as Siddiq, Seydina Omar demoon bañ koy wax al Faruq si seenu dëggu si seenu ñeme dëgg. noonu ngay demee ba moo tax léeg-léeg nga gis kenn ñu ne waaw sëñ daam alquran loolu macha allah yooyu ay terme la yu intéressant yoo xamante ni loolu mooy wane nit ki taxoo na ak alquran waaw. mais subhanallah soo demee ba buñ lay tudd rek mooy waa joo xamante ni dañ kaa xam ci babi xam ko ci babi mooy baby foot ba tudd ko par exemple mbay babi loolu c'est grave quand même c'est grave waaw. waaye ki nga xamante ni dañ koo xam ci alquran ba tudde ko diw moom alquran subhanallah kooku am na lu rëy rëy. hadis boobu imam muslim soloo na ko. léegi ba tey mooy ki nga xamante ni day jàng alquran ba pare boole si di ko jàngale maanaam di fexe ay yeneeni nit di ko man moo tax sëriñu daara yi li ñuy def lu am solo la waaw. wala ki nga xamante ni dafa am doomam di xëntewoo di reyante ba moom li mu xam ci alquran mu néew mu bari mu fexe ba kooku xam ko. yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni ñooñu ñooy ñi gën ci nit ñi waaw. xayrukum man taallama alquran wa allamahu waaw. hadis boobu imaamul Buxaari soloo na ko ki gën ci yéen mooy ki nga xamante ni moom mooy ki jàng alquran ba pare di ko jàngale. yaa ngi gis mérite yi alquran am subhanallah. moo tax nit ku nekk war na di bàyyi xel pour mérite yooyu nga xamante ni dañu accessible mu di ci gaaw di ci jafandu di ci am di ci nekk bu baax a baax waaw. ne serait-ce que 10 minutes par jour nga di ko jàng alquran 15 minutes 20 minutes da ngay dem ba mujj gi da ngay accro ci mbir mi. alquran ji day bokk ci yow faaw nga di ko jàng su fekkee dem nga ba sa fit dalul wala nangam alquran ji soo ko déggee da lay apaiser subhanallah. loolu lu am solo la. léegi mu am beneen mbir mooy alquran bokk na ba tey maanaam ci subhanallah ci mérite yi mu am nit ki koy jàng maanaam kii bi nu ma ko mën a waxee fay gi du yam ci moom waaw. fay gi du yam ci moom xoole fi mu toll nii ñun fi mu toll nii ci suñu àdduna bi rek koo xamante ni par exemple dem na bañ def ko président wala ñu def ko député moom da ngay mujj gi da ngay gis ni jabaram daanaka président la jabaram daanaka député la maanaam ci li ma ci jublu mooy ci privilège yi nga xamante ni da koy am. da ngay gis ni seen waa kër dañuy commencer di am ci même privilège yi maanaam bu dee waa ji moom mbaxal la daan lekk avant ñu koy fay ñu koy fal léegi ñu fal ko muy dunde ay ganaar ak yooyu seen waa kër dañ ciy mujj ñoom it di dunde ay ganaar di doon ay boos. exemple alquran moo gën a kawe loolu mooy alquran bokk na ci ki nga xamante ni da koy jàng di ko jëfee nag boole ci di ko jàng di ko jëfee kooku yawmal xiyaam su yonent bi alayhi salaam nee na kooku yawmal xiyaam dañ koy wax naan ko nañ ko maanaam yaayam ak papaam ay waajuram dañ leen di ràngalaale ñoom itam ay kii ay takkaay mooy dañ leen di récompenser rek. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni lan ngeen xalaat kon ci ki nga xamante ni moo doon jàng mbir mi waaw kon ana lan ngeen xalaat ci ki doon jàng mbir mi. donc loolu lu ci am solo la. léegi nag ñu dem ci beneen partie ginnaaw mérite yi beneen partie bi mooy lan mooy degré de rapidité yi bu ñuy jàng alquran. xam nga suñ boroom dafa wax ni warattilil qur'ana tartila voilà na ngeen jàng alquran waaye na ngeen ko tajwid waaw. am beneen aaya boo xamante ni dafay wax ni wajtabaakum wa ma jaala alaykum fi diini min haraj waaw moom mooy ki nga xam ne moo leen tànn te defalu leen seen diine ji coono.
bala may ñëw ci ñaari aaya yooyu nga xamante ni dañu am lu précis lu ñuy leeral ma ñëw ci warattalil qur'ana tartila bi rek mooy na ngeen jàng alquran di ko tajwid. alquran daa am façon bu ñu koy jàngee waaw mooy booy jàng alquran yàlla nee na bu ñu koy jàng nañ ko jàng bu correct waaw loolu lay tekki mooy na ngeen ko jàng mu ànd ak tajwid mooy lan bu doon ci luxa rek dañ naan mooy neexal wala mooy ay rafetal wala yu demee noonu waaye bu ñu ñëwee ci li nga xamante ni moom mooy istilaax bi nga xamante ni loolu lañ ci jublu mooy nga fexe ba nga respecté mbooleem règle yi nga xamante ni moom la ñu teg ngir jàng alquran moo xam ci xaraf yi la moo xam ci règle yépp loolu mooy tajwid léegi nag façon jàng yi dañoo wute dafa am jàng boo xamante ni dañ naan jàng la boo xamante ni bu gaaw la jàng bu gaaw a gaaw jàng boobu moom la ñuy wax alxadr waaw jàng alxadr mooy par exemple nga xamante ni am na benn jàngkat defe naa maxay sinii la moom noonu lay jàngee a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim gaawantu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. non seulement yaa ngi respecté règle yi waaye day gaaw loolu am na ci façon jàng yi am beneen boo xamante ni moom la ñuy wax tahqiq maanaam boobu mooy da ngay yeexal maanaam limite sax yow baat yi ci boppam ngay tajwid bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin. façon jàng boobu mooy bu yeex bi boobu tamit baax na am na ci ñi nga xamante ni jàngkat yi ñoom dañ koy jàng am si nag beneen boo xamante ni moom mooy bu yamamaay bi ñu di ko wax at tadwir bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim. maanaam jàng normal mu dem nga xamante ni yeexul lool waaye tamit gaawul lool voilà donc degré yooyu ñoo am ci wàllu tajwid waaw mais nag yépp dafay ànd ak ñu respecté règle yi waaw loolu lu ci am solo la. léegi nag kon ana lan mooy attey ki nga xamante ni day jàng alquran noonu rek di dem mooy dafa am ñetti wax yu ci am ñetti wax yi nag ñaar yi mooy yi nga xamante ni amaan na duñ ko bàyyi xel lool waaye bi gën a digg doomu nekk ci digg bi boobu la ñuy bàyyi xel. première wax bi mooy ni moom dangaa war a jàng alquran ci respecté règle yi amoo droit daal di juum ci dara maanaam amoo ci droit def maanaam idgham nga yàq ko wala nga yàq ay kii nu mu tuddati izhaar yeeg wala mi musaakina yi gunna yi génnee woo ko tafxiim yooyu yëpp da ngay am bàkkaar parce que dangaa manqué li nga xamante ni moom la suñu borom wax loolu dangay gis ne xaw naa ëpp quand même. ñeneen ñi ni déedéet dañuy jëfandikoo beneen aaya bi mooy huwa allazi tabaakum boobu noonu ñu waxoon sànq non huwa tabaakum bi nga xamante ni moom la suñu borom wax daan ni moom mooy ki nga xamante ni moom moo leen tànn ba pare ni wa maa jaala aleykum fi diini min xaraj maanaam diine ji defuma ci benn coono maanaam ki jàpp loolu lim ci jublu mooy ni kon nit ki buy jàng alquran na jàng rek ni mu ko mane moom daal ni mu ko mane rek waaw bismillahi rahmaani rahiim non na jàng ni mu ko mane ñoom peu importe noo ko jànge baax na essentiel bi mooy jàngal alquran yàqal garaawul y a aucun souci waaw parce que yàlla moo ni tegu leen benn coono donc jarul nga fiy nekk di teg sa bopp coono naan da ngay respecté ay kii ay madd di xëcc di indi sa bopp ay jafe-jafe non loolu jaru ko ñooñu tamit xaqiqatan duñ bàyyi xel seen wax waaw ñooñu tamit duñ bàyyi xel seen wax donc duñu bàyyi xel waxu ñi nga xam ne dañoo taral lool waaye tamit duñu bàyyi xel waxu ñi nga xamante ni dañoo bàyyeeku lool ci mbir yi waaw waaye ñan la ñuy bàyyi xel seen wax mooy ñi ci digg bi ñi nga xamante ni dañu ni attention mbir yi kat dañ koy subdiviser dañ naan nit ki am na nu muy jànge am na yàq yu muy def ñu ne loolu kat lahnun xafi loolu erreur bu woyof la dañ ko koy baal
ñeneen wa mu am ay erreur yoo xam ne su ko defee ñu ne laxnun jali loolu nag erreur bu dëgër la kooku day am bàkkaar waaw xam nga par exemple souvent damay joxe exemple boobu ci ñi nga xamante ni damay def ak ñoom kuuru arab yi nga xamante ni dañuy ñëwee ci lettre xaa nga xamante ni doo gorge bi doo raakale doo def dara xaa mu am beneen boo xam ne danga naan xaa mën leen gis ngeen exemple ñaari mots yi nga xam ne benn point rek moo dox ci diggante bi bii nga naan ximaarun di firi mbaam un âne wala ñu ne la beneen bi liir ko nga ni ximaarun di firi musóor yéen a ngi imaginer même ci wolof ndaw si nga xamante ni par exemple daa war a génn maire bi di laaj musóoram gu mu teg ci boppam ne alma mbaam mi ma teg ko sama bopp waaw jubul waaw wala ki amum mbaam war koo war takkal mbaam mi mu ne ko takkal musóor gi ñu daw pour wax la xattaa ci loolu ki ko def faaw dañ koy reetaan parce que dañoo xam ni def na erreur bu garaaw kenn mënta musóoroo am mbaam waaw noonu la demee nag alquran ji mënoo ñëw baat yi su fekkee ni yow lii boo yàqee baat bi dafay changer complètement sens bi ci boppam loolu bu boobaa faute bu rëy rëy la waaw wala bu fekkee ni yow dangaa ñëw maanaam yooyu mooy erreur yi nga xamante ni des ko mën a baale yooyu moo tax kiy jàng alquran farata la ci moom au moins lettres yi mu koy wax di ko génnee fi ñu génnee waaw moo tax kiy tari fatiha naan xayril maxdubi subhanallah du xayri nga xamante ni li muy tekki mooy lu dul yow nga naan xayri li muy tekki mooy yiw bokkul waaw après nag waxuma yeneen yi nga xamante ni des fois moom la yàlla xam doy na te nag danger yi gën a rëy mooy nit ki faatixaam bañ a set danger la ngir yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu wax ni benn julli du baax lu dul ci faatixa léegi kooku bu dee tariwul faatixa moom la muy tari kenn xamul lam la kooku naka lay def moo tax après incha allah deuxième partie bi mooy ku man rek saar boo man nga dugg tari incha allah ñu déglu la voilà léegi nag mu am yeneen erreur yoo xamante ni léeg-léeg manees na koo baale su fekkee ne erreur bi du altérer sensu mot bi par exemple ay xëcc xam nga am na xëcc yoo xamante ni day altérer sens bi su ma nee innaka laa tahdi yow doo jubal yow nga ni xëcc bi moom damay xaw a kii innaka la tahdi yow da ngay jubal mooy yaa ngi changer sens bi li yàlla wax ak yow li nga wax bokkul moo tax il faut ñu def tamit attention ci loolu mooy kañ lañuy xëcc kañ lañ warta xëcc kañ la ñuy dugalante baat yi nazima yi kañ la lettre emphatique yi yan la ainsi de suite waaw yooyu dañ ko war di xam waaw règle yi xam règle yi bu ñuy jàng alquran di jéem suñu kéem kattan di jëm ci li nga xamante ni moom mooy règle yooyu. léegi nag mu am ay quelques masala yu wër-wërloo ci bu ñuy jàng alquran surtout teggin yi bokk na ci teggin yi mooy ñu yor njàpp suñuy jàng alquran dem jàpp ba sell ngir ni li ñuy jàng lu màgg la lu tedd la. yàlla wax ni téere bi kenn du ko laal lu dul ni dafa làpp moo tax bokk na ci teggin yi nit ki war a dem jàng alquran bokk na ci teggin yi su ñuy jàng alquran ñuy déglu waaw loolu nag bokkul ak waa ji nga xam ne daa ñëw ba fekk nit ñi toog di waxtaan mu ubbi téereem commencé tari kooku buñ ko dégluwul ci moom la du nekk ci ñi nga xamante ni maanaam manque de respect bi dootul nekk ci ñi nga xamante ni ñoo doon waxtaan waaye nag bu dee dañoo toog ni diw jàngal ñu alquran mu commencé di déglu mu commencé di tari ñépp dañoo war a àndandoo di ko déglu bokk na ci teggin yi bu dee kiy jàng alquran dafa sujjóot ñépp ànd ak moom dem sujjóot su fekkee ni comme ni ma ko waxee dañoo toog ni nanu jàng alquran waaw bu fekkee moom sujjóotul bu boobaa dootul nekk loo xamante ni dafay gàllu si suñu kaw ñuy sujjóot bokk na ci teggin yi bu ñuy jàng alquran ñu fexe ba sujjóot yi ñu di ko sujjóot fi ñu ko war a sujjóotee bokk na ci teggin yi su ñuy jàng alquran ñuy xool sens yi di ko seetantal di ko gëstu di xool lan lay wax ainsi de suite loolu day tax li ñuy jàng ñu gën ko jox cër waaye tamit ñu gën a di sopp alquran waaw bokk na tamit ci teggin yi bala ñuy commencé jàng alquran ñu wax a'udhu billahi minash shaytani rajim waaw léegi-léegi nag moom gars yi bu ñu lay waxal a'udhu billahi minash shaytani bul xam nu ne nañ ko massacré loolu baaxul dangay muslu ci shaytaane waaw muslu ci moom daal di wax bismillahi rahmani rahim bu dee da ngay commencé saar
même boo commencé wul saar bokk na ci ñi nga xamante ni ñooy jàng tajwid li ñu wax su fekkee aaya bi ngay jàng day wax ci lu baax di wax ci ay ñaaxaate ak yu ni mel nga wax bismillahi rahmaani rahim bu dee day wax ci kàccoor yi yéefar yi ak yooyu nga commencé rek a'udhu billahi minash shaytaani rajim saar yépp nag nga commencé bismillahi rahmaani rahim ba mu des suratu tawba ndax moom daa wàcc te àndut ak bismillahi rahmaani rahim baraa donc loolu ñu bàyyi ko xel voilà donc yooyu mooy yi nga xamante ni ñoom ñooy teggin yi wër-wërloo ci mbir mi. est-ce que téléphone bi manees na ci di ci jàng alquran ah kay jamono bi ñu toll loolu daa laaj loolu nga def sa téléphone say application di jàng alquran voilà kaamil bi dañuy tere moom nga laal ko boo yorul njàpp waaye bu dee téléphone bi la loolu du kaamil mën ngaa yor sa téléphone même bu fekkee ni yoroo jàpp li ñuy bañ kay xat mooy jamono nga di ko yor di dugg ak moom ci ay toilettes muy sonné di tari alquran wala nga ubbi page alquran bi nekk ak moom ci biir wanag bi yooyu moom xaqiqatan dañ koy bañ yooyu ay manque de respect la ci li nga xamante ni moom mooy alquran maanaam lu màgg lu tedd moo nekk si suñuy loxo donc ñu bàyyi ko xel ñi gën ci xeet wi mooy ñi nga xamante ni dañuy jàng alquran di ko jàngale kon weer lañ jëm boo xamante ni weer wu màgg a màgg la ci di weeru alquran di weer wu ñuy réviser alquran di weer wu ñuy jànge alquran di weer woo xamante ni si la ñu mën a yokke suñuy yiw multiplier ko encore et encore ba yowmal qiyaam alquran boobu ñëw nekk loo xamante ni dañuy ram yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañu yàlla yombalal jàngum alquran yàlla nañu yàlla defal ba li nga xamante ni moom la ñuy yàq ci alquran mu jégal ñu ko yi nga xamante ni dañ koy tari di ko def ni mu waree mu fay ñu ci li nga xamante ni ëpp na kawe na suñu yor ngir ni moom am na ko mën na ko yàlla def wallahu taala alam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin